Youssou Ndour à Bruxelles. Youssou Ndour à Bruxelles le 27 juillet. Youssou Ndour au Palais d'Où. ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média xibaaru marax yi ponk yi ci gën a fës candidat la samp naa sama ndënd ci woteeg faluk njiitu réew mi di ñëw yemoo ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février atum 2019 maa ngi xamal sénégalais yi nag ne mësuma leen a wor kàddu yi tukkee ci maire bu Ndakaaru Khalifa Sall donte nag teewul tey ji ci procès en appel bi ñu doon amal mu jëm ca moom kàddu yu ñagas nag ñu koy faral di nemmiku ci langu politique gi ñu ne nag tàngoor wi ci ñenn ñi dara rek waralu ko lu dul élection yi ñu dëgmal bu ñu sukkandikoo ci taskatu xabaar bi xam-xamam màccit ci wàllu politique di Yoro Dia ak sociologue bi di Djibi Diakhaté loolee sax ñu ne mën naa indi ñàkk déggoo ci wote yi ñu dëgmal lël bi ñu amal tey nag mi ngi jëm rek ci feggu ci yenn fitna yu mën a am ci wote yi daanu waxit ci leneen amutoon Sénégal waaye léegi si daanu ko tàmbali xëy na du yàgg lu ci mel ni transplantation rénale bu nu ko dégg nag mooy maye roño ab décret nag xaatim nanu ko jëriñ ji dénk wàllu wér-gu-yaram moom moo ko xamle tàggat yaram bu ñu ko bàyyi fédération sénégalaise bu football daal di yeesalit rek kóoluteem ci Aliou Cissé gannaaw nag la jub suñu gaynde ca mondial bi ca Russie ponk yaa ngi noonu yeetal gi léegi-léegi dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak déclaration bi nga xamante ni maire bu Ndakaaru Khalifa Sall def na ko jaarale ko nag ci ab bataaxal la mu xamle nag mooy samp na nëndëm ci woteeg faluk njiitu réew mi di ñëw ci atum 2019 gannaaw loolu tamit yëkkati na yeneen ponk bokk na rek ci li muy ñaax sénégalais yi di leen xamal nag ni mësuleen a wor benn yoon muy bataaxal bu mu fësal dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw mi ñu ko jàngatal. Khalifa Sall candidat ci élection présidentielle 2019 maire Ndakaaru bi fësal ko ci ab communiqué Khalifa Sall di ñu xamal ni dina sukkandiku ci sénégalais yi ngir jubbanti réew mi moom Khalifa Sall jàpp na ni réew mi tey ji nguur gi dafa teg loxoom ci yoon di ko dicté li muy def mu jàpp ni li ñu koy toppee du dara ngir xañ ko liberté ak droit am jàpp na ni li cour d'appel de Dakar di bañal cour de justice de la CEDEAO ab firnde bu leer la. ci fàttali Khalifa Sall dañu ko topp ci coowal caisse d'avance mairie bu Ndakaaru dañu condamné ko première instance. ma ngoog procès en appel sax bu maire bu Ndakaaru ni ñu ko xamee nag tey jii Khalifa Sall moom teewul rek ca ëttu attekaay ba gannaaw bàyyi awkaam géddee démb tey jii moom teewul ñu doon xaar sax déclaration bu mu def foofee ca tribunal maître Baboucar Cissé di avocat nag ci nguur gi moom la mu xamle rek moo di ne loolu yàqul dara nag ci procès bi ndax ñu ngi koy wëyal na mu waree Fatou Bintou Konté. ñi nga xam ne dañ doon xaar déclaration ma dañoo faf sax xaadi Khalifa Sall tey nag ñëwul fi nga xam ne moom moo di tribunal tey ji fukkeelu fan bi procès en appel bi nga xam ne moom la ñuy wax caisse d'avance de la mairie de Dakar amee ba tey ki nga xam ne moom mooy principal prévenu bi moom mii di mairie Ndakaaru ñëwul dafa absenté woon comme ay avocat ñi nga xam ne démb dañoo geddoon li nga xam ne moom moo di tribunal bi gannaaw bi juge Demba Kandji rejeté seen exception yi nga xam ne moom la ñu soulevé woon Khalifa Sall it dafa topp seen gannaaw bu fekkee sax salle 4 bu palais de justice bi nag tey ci suba nag dafa amoon ay nit ñu bari ñu ñëwoon teew si ngir mën a déglu déclaration boobee mais ba ñu xoolee ba ci biir gis ni moom nekku fii ñu commencé rocceeku ku ne di ñibbi wante terewut juge bi woo ki nga xam ne moom moo di Yaya Bodian nag bu mu ñëwee ci baar bi moom dafa def ni rek ni Fatou Traoré def daanaka daal dafa ne moom du génn benn kàddu ci gémminam tant que avocat am taxawul ba tax ni ñu woo ki nga xam ne moom moo di Mbaye Touré di daaf bi di directeur administratif et financier bi Mbaye Touré ba mu yegsee dafa xam ne ni daal moom li ko tax a jug moom moo di bëgg a def benn déclaration boobee nag mi ngi ci xamal ni moom li nga xam ne moom moo di métier mbile jafe-jafe yi ci am loolu rek daanu ci gannaawam ba tax ni fi mu toll nii parcours am bi yëpp yàqu na ci concours de circonstance bi nga xam ne moom moo ko indi ci situation bu mel nii de. lu jëm sax ci Khalifa Sall maire bu Ndakaaru Ismaïla Madior Fall di jëruñ ji dénk wàllu yoon fii ci Sénégal nag àdduna ci mbir moomee nee na lu soxal Khalifa Sall moom mënu caa yëy yàbbi ndax mbir mi maanaam dossier bi mi ngi ci wàllu yoon kon dafay bàyyi rek yoon def liggéeyam loolu nag mi ngi ko xamle ca ba muy dem rek di nemmeeku kër yi nga xamante ne nii nag ñu ngi bootu ci ministère am ca diwaanu Ndar la yëkkatee ay kàddu Ismaïla Madior Fall ñu teewlu ko ak Seynou Diop. ma ne bon comme affaire bi dafa nekk en cours bon ñu bañoon ci peut-être wax pour ñu bañ yaakaar ne dañu bëgg a influencer ak yooyu waaye daal li ci am solo mooy lu mu mënti demee rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy ŋànk fi mu nekk nii di ko juger
ñu def rek ba nga xamante ni li ñuy wax les normes d'un procès équitable dinañ ko respecter loolu daal moo ci ëpp solo. Khalifa Sall ak niñ ko waxee sànq ñàkk teewam rek tey ci ëttu àttekaay ba ñu gisit ni démb ay awakaam gedd nañu ñu ne ndax loolee baax naam déet bu ñu sukkandikoo ci Ousseynou Samba professeur la xam-xamam nag màcc jëm ci wàllug yoon moom la mu xamle rek nee na nag loolu daal baaxul benn yoon xëy na mënoon nañoo seet meneen yoon rek bu dul nag di gedd boobee procès Mame Birame Diouf lañ ci àndal. avocat Khalifa Sall yi bañ ne kon duñu fekkeeti audience yi ba sax Khalifa Sall moomee jëlee décision boobee loole nag doonul lu gën bu ñu sukkandikoo ci suñu spécialiste bi. su boobaa te le juge bi da mën a jël entre ñaar kan moo ko convaincre mais su fekkee yow ñëwoo juge bi kenn rek lay dégg mooy ki fa nekk muy parquet général bi la topp ki fa nekk mooy partie civile bi la topp mais yow mi nga xam ne yow la ñuy topp sa avocat nekku fa nekkoo fa su boobaa. mu défense boobu baax bu dee fekkoon nañu nekkoon en matière criminelle su boobaa la présence de l' avocat est obligatoire mais bu ñu nekk en matière délictuelle avocat bi faculté la c'est-à-dire que yow mi ñuy àtte da lay neex. juge bi kon war a rek xool loole xamit ban appréciation la ciy def ak jël ndogal moom mi nga xam ne sax yoon may na ko mu woo Khalifa Sall kon mu ñëw fekkee audience bi. yoon may na juge bi mu ne yow jàpp naa ne sa présence ci procès bi dafa nécessaire kon da ngaa war a ñëw su boobaa damay dese na mandat pour njëli indi la. mais su boobaa aussi li ma waxee toujours loolu amul benn intérêt ki bugg la ñëw boo ko indi mu toog aussi du wax comme kaayu Karim Wade dama toog fekk ma ñàkk fee toog du changer dara donc je préfère bañ a ñëw bu fekkee nag am nga motif légitime ñëwoo parce que da nga am gàllankoor su boobaa dañ naan dañ la àtte ci sa ginnaaw mais bu fekkee dañ la oo ñëwoo jàppuñu dañ la àtte ci sa ginnaaw dañ la jàpp dañ la àtte fekk yaa ngi fa woon toog. Khalifa Sall ak ay avocat am kon ne duñu fekkeeti audience yi muy procès bi loolee tekkiwul rek ne dafa mel ni kon ñàkk nañu lépp la ñu bëggoon. mais cela veut dire que même li Khalifa Sall nekkul ci procès mais juge bi mun naa déglu parquet général mu indi ay argument indi ay firnde mën na ko may li nga wax dara doyu ma ci man gën naa ne j'ai un doute. dàq bi juge bi dàq nag yenn ci ay bëgg-bëgg avocat Khalifa Sall mu waroon ko kon bàyyi xel teewul avocat yi nag ñu ngi rek laaj ba tey procès goo xam ne nii day tegu ci yoon. ci wàllug yoon rek rawatina ak yoon wi nga xamante ne nii moom moo tënk réew yi CEDEAO yi moom nag wax na xalaatam ci li nga xamante ni moom moo tukkee ca tuwatakaay boobee bu CEDEAO doon wax rek ci mbirum Khalifa Sall mooy Innocent Olatunde Campos moom nag la mu xam ne rek mooy Sénégal waroon naa nag tënku nag ca la ëttu attekaay boobee wax ndax ni yeneen réew yi dafa bootu moom it ci communauté boobu dañ koy déglu ak Alassane Ba. Bon, j'ai pas la substance de cette décision pour pouvoir me. jotuma xool décision bi nga xamante ni cour de justice CEDEAO joxe na ko ngir mën ci àddu nag joxe ci sama gis-gis wante ak lu ci mënti nekk rek nañu jàpp ne comme Sénégal dafa bokk ci CEDEAO dafa war a respecter lii di droit communautaire dama jàpp ne bu fekkente ne am na décision bi nga xamante ni cour de justice bu CEDEAO joxe na ko li ci ëpp solo mooy gisuma kon lu tax ñu war a contester décision boobule ci disposition yi nga xamante ni nag dafa war a tax sax lii di démocratie Sénégal gën see ñoŋ jotuma décision bi nag comme ni ma la ko waxee moo tax nag pour ma jàng ko ni mu waree tamit dafay jafe si man wante nag jàppal ne mbirum droit communautaire la pour nga mën a contester droit communautaire faaw nga andi moyens juridiques yi ci war. Communautaire, il faut utiliser les moyens juridiques pour contester le droit communautaire. ñu wàddu ci wàllu politique ci langue politique gi ak léeg-léeg nag li ñuy faral di gis rek kàddu yu ñagas yi ñuy faral di yëkkati Yoro Dia moom taskatu xabaar la xam-xam màcc ci wàllu politique ji bi jaxate sociologue ñoom nag nañu ko jàngatee rek mooy wote yi ñu dëkkmal moom moo ko sabab lool mooy waral sax ñenn ñi daal di xaw a tàng lool dañu ci ànd ak di saprera tëkkuwante sàggwante wala waxante lu ñaaw saa yu élection présidentielle di jub si mu mel ni ci langue politique bi dafay takarnaase. jubloo ci ay élection yenn saa yi fitna bi xasante bi ŋàññante bi dina bëri bu ñu jubloo ci ay élection rawatina nag ci ay élection présidentielle. ak coow ñoo ànd démocratie ak bruit ñoo ànd maintenant coow nag taxul ñu ni saaga. coow taxul ñu ni saaga. ay discours yu musclé te violent jóge ci pouvoir bi comme ci parti d'opposition yi wax ju ñaaw joo xam ne mënoon naa ñàkk te ñu mën koo remplacer ci ay programme wala ay critiques yu objectif. c'est-à-dire ñoom bu doon seen coow il faut seen coow jariñ dëkk bi pour coow jariñ dëkk bi nag ci démocratie mooy da ngay wax loo xam ni moo intéressé citoyens yi
démocratie dafa nekk boo xam ni benn xëccoo boo xam ni ku nekk danaan problème mu dëkk bi man am naa ci solution mais booy déglu débat politique doo ci dégg dara ci problème mu dëkk bi. ñi nga xam ni dañuy féete penc mi yore nguur gi ñoom dañuy xoqatal ñeneen ñi si boo leen defee lii dinañ leen duma ña nga xam ne ñu ngi nekk ci kujje gi ñoom tamit dañuy xaw a tiital ñële di leen wax dinañ def lii dinañ jaxase dinañu lakk. ay déclaration yoo xam ne ci presse bi lañ koy jaarale média liggéeyam di informer waaw waaye tamit éviter publier ay attaques personnelles gis-gis boobu la suñu interlocuteurs yi am ci situation bi. nag waxuñ presse bi aussi mu censuré wu képp un ancien président ko Ablaye Wade nekk chef de l'opposition ni man bu Karim nekkul candidat. damay wax ñu dugg ci bureau yi lakk li si c'est une information loolu presque. am naan leen dañu war a dem attaquer service yi nga xam ne ñooy toppatoo élection fii ci Sénégal ay fan rek ginnaaw jëf jooju waa APR tamit xëyee ki nga xam ne mooy Hadjibou Soumaré yekk ko lu mel ni xeme ndax rek waa ji dafa xëy ne moom dafay nekk candidat à la présidentielle bu 2019. Dissa Préra fitna googe kàddu ñagas yooyu boo moyul sax mën naa indi ñàkk déggoo ci wote yi ñu dëkkmal loolu nag moo tax nag ñu war a xoolaat bu baax a baax nañu doxalee ci wàllu woowee tey nag am na ab loolu boo xamante ne ñi ngi ko amaloon mi ngi jëm rek ci feggu waaye tamit jël ay matuwaay bis bu ñu nemmeeku rek ay jafe-jafe yoo xamante ni mën naa toqe ko ci wote yi ci Afrique sowu jant dañu ci ànd ak Alassane Ba. ndaje wi nag ñu jàpp ne waxtu ji mu ñëw baax na ndax Sénégal sax ci boppam mu ngi waajal jongante palu njiitu réew mi ci février atum 2019 acteurs yi daje ngir xalaat nan la ñuy fexe ba prévenir wante itam gérer ay conflit jëm ci wàllum élection fii ci Sénégal nag ñu gis ne climat politique bi dalut xel ba waral sax kii di Mamadou Seck am li muy ragal. en 2000 ragaloon nañ en 2012 ragaloon nañ mais yàlla defal nañu jàmm du tere nag. ñu fagaru gën faju baax na nga fagaru ba dara mën a xew ñàkk xew mais il est certain que ni ñu gisee débat bi tey ni ñu gisee jafe-jafe yi ni ñu gisee parties prenantes yi ni ñu gisee aussi loi bu bees bi code électoral bi ak loi sur le parrainage et cetera du loi boo xam ni ñëpp ànd nañ ci. wut ci saafara nag lu war la mooy fexe nag ba ñëpp ñi nga xamante ni ñoo sekk langum politique bi déggoo ci ay mbir ñu war ko yombal itam. 2019 yaakaar nañ ni bu ñu ci boolee ay waxtaan du ñàkk mu am processus boo xam ne bii xëy na yàlla dinañu musal. xam nañu nguur fu mu toll ci nit ñi ak fu mu toll ci bakkanu doomu aadama kon ni ko war a ŋànk ak ni ko war a séq. mooy ñu am dal ñu joxante ay cër xam ne ni ay nawle lañu et puis am lu ñu sàmm seen diggante. loolu rek moo mën a tax ba yëf yi jaar yoon. organe de gestion jëm ci wàllum élection société civile politique ay universitaires ak ñeneen ñëpp daje fii ngir fexe nag ba xalaat ci thème bi ni mel prévention et gestion des conflits électoraux ci Afrique de l'Ouest ay élection nag ñu jàpp ne jamono ji ab enjeu sécuritaire la war a tax nag. ba ñu fexe ba dégager ay yoon liñ ci jublu nag mooy fexe ba dimbale réewu Afrique yi ñu mën a surmonter épreuve élection. ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram ñi ngi ko doon xaar boobu ba tey ci Sénégal léegi si ñu tàmbale koo def du ñàkk muy nag transplantation rénale bu ñu ko déggee rek moom mooy mayeb roño gis nañu ne ñi amee jàngoro joojee ñu ca bari nag daan nañ dem ba bitim réew di fa def rek xeetu opération boobu waaye fii ci Sénégal kon jëmmal nanu ko ci ab décret la ñu ko jaaralee jëwriñ ji nekk wàllu wér-gu-yaram moom moo ko xamle tey ji ci ab ndaje bu ñu amaloon Souadou Ndiaye. li di don ak transplantation d'organes léegi nekk na lu mën a nekk fii ci Sénégal projet de loi bi nag adopté nañ ko ca conseil des ministres bu amoon mercredi. décret bi taxawal comité national du don et de la transplantation Sénégal dafa voté loi bu am solo loi boo xamante ne dafa indi jéego bu mag ci wàllu santé mooy nangu ne ci Sénégal mën nañ def lu ñuy wax transplantation d'organes. nit am feebar boo xamante ne il faut ñu jël organe moromam ñëw defal ko pour que mu mën a wér loolu nag yegguñ fa woon mais loi bi permettre na ko mais loi mën na permettre dara mais du ñu teg jumtukaay yi pour def loolu jumtukaay bi ci ëppoon solo nag ci wàllu transplantation moo ñu teg comité national du don et de la transplantation comité la boo xamante ne li ñu ko sante mooy mu organiser loolu yëpp parce que nekk na mbir boo xamante ne
du caaxaan ñu wér ñoo xamante ne xam nañu mbir mi mën nañ ko organiser ñoom ñoo ko war a réguler. greffe d'organe nag dina tax këru fajukaay yi gën a mucc ayib. si ay diir bu gàtt danañu teg membre yooyu fukki nit ak ñaar lay doon ñoo xamante ne seen xam-xam kenn du ko lam-lamee ñoom ñoo ñuy organiser loolu yépp pour que donc si biir bloc opératoire yi ñu mën a commencer liggéey bi. Sénégal nag xarañam si mbir boobu kenn lam-lamee ko parce que wax dëgg yàlla suñu professeurs yi suñu ressources humaines yi am nañu lépp li xamante ne am na bitim réew pour que ñu mën ko def il faut rek comité boobu gunge leen teg effectivement lépp loo xamante ne soxla nañ ko pour donc mission boobu population yi xaar ñu mën ko assumer avec responsabilité. transplantation bi ñu bëgg def fii nag nekk na lu gën rawatina patient yi nga xamante ne dañuy souffrir insuffisance rénale daan dem bitim réew doon faju mën a toog fii ci Sénégal. lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ni ñuy fexee nag ba mu gën a ñoŋ fii ci Sénégal jël nañu ay matuwaay lu ci mel ni kon xarala yu yees yi dana bokk rek ci yi ñuy jëfandikoo waaye tamit daanu yoonal lu bare bari ci wàllu ko wér-gu-yaram rawatina kër docteur yi ba ci case de santé bi nga xamante ni moo ca gën a tuuti ñu teewlu Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ ñi dénk wàllu wér-gu-yaram. beneen décret bi ñu jàllale démb conseil des ministres moom la ñuy wax carte sanitaire nag mooy document boo xamante ne bu am solo la. buy wane lépp lu am ci mbiru santé ci réew mi muy case de santé muy poste de santé muy centre de santé muy hôpital muy établissement public de santé non hospitalier lépp lu jëm ci mbiru santé rek danañ ko tënk wax naka la war a mel naka la war a taxawee fan la war a nekk et cetera loolu donc bu amul ci réew day mel ni rek ku mu neex rek loola neex nga samp fu la neex mën nga jógee fa la am sa xaalis rek ñëw teg benn poste de santé wala centre de santé tuddee ko loolu neex. loolu mënatul nekk Sénégal bu yàgg doon nañu wax case de santé mais ci pyramide sanitaire bi poste de santé la woon centre de santé hôpital mais ci carte de santé bi case de santé wax nañ naka la war a bindoo ak naka la war a intégré wu bu baax ci système de santé. ñu wax nag ci leneen muy nag ñàkk déggoo ñagas bi ci diggante société sénégalaise de presse et de publicité Le Soleil ak ki nga xamante ne rek moom mooy njiit la di Yakham Mbaye mu nekk nag loo xamante ne kon tàng na jër mu mel ne rek fi mu ne nii daal ña ngay plantante ku nekk rek yaa ngay joxañ sa morom baaraam di yóbbu sa morom ca yoon ndax ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéeykat ya ñoom ña ngay ñaawlu rek yorin wa ak ki ñu jàpp ni xam-xamam matul ci yëf ya moom moomu nag ñu wax nee na ay kàddu la yoo xamante ne teguñu ko fenn dañu ci ànd ak Cheikh Diop. ginnaaw bi ñu jugee Touba Front National de Résistance daal nañuy seeti ki nga xam ne moom moo di Monseigneur Benjamin Ndiaye archevêque bu Ndakaaru li waral li ñu mel nag fexe nañu trouver ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne langue politique bi am na ko jamono. ñaar fukki at ak lu topp réew mi ñu ngi wote ci wote boo xam ne toujours day tegu ci yoon. nga xam ne bu bët setee ku ne doxi say soxla bal du tàkk jaasi du génn mbar ma xamal nañu ko ne nag daal gis nañu ne ci jamonoy référendum bi la ponk yi ak sart yi ñu commencé di ko ruppat di ko supparñi dafa mel ni ma nga ko ñuy jéggalu kon ba ñu doon xaar du boobee ñu wax ci wàllu njàng mi ak bachelier bu bees bi ma nga fekk baax ca Thilogne ga ca Matam Abdoulaye Ba lay wuyo Abdoulaye Ba moomu nag dafa am rek baccalauréat am ren ji boole kook mention très bien bettul nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay professeur am ca lycée bu muy jàngee ca Thilogne ndax nee ñu ko la koo xamante ni dafa xarañ te ba muy tuut tànk ba tey Ali Bandel Niang. Abdoulaye Ba mu ngi juddu ñaar fukki fan ak juróom weeru décembre 1998 ci Thilogne mu di ab doomu ab émigré ba nekk ca Gabon bi nga xamante ni li mu gëm liggéey rek moo wóor. ba liggéey rek je crois que dama liggéey tout simplement ak sama ñaari waajur ak sama professeur yëpp sama xarit jàpp nañu ko je crois que je l'ai mérité. Français bi am na ay 11 mathématiques 18 PC et SVT 18 également les matières littéraires comme l'histoire géo j'ai eu 13 en anglais également 13 en philosophie j'ai eu 12 mention bi nga xam ne nag gàddoon na ko mu tukkee ci premier tour baccalauréat bi du am miracle ndaxte jéego yu muy amal bi mu duggee l'école ak léegi moo koy firndeel la. bertuñu nag
bett ñu parce que note yu mu am bac daanaka moom la am également fii ci année scolaire bi yëpp du ren rek mais depuis bu mu duggee fii seconde ba léegi note yooyu la am donc ñu ngi koy féliciter moom di féliciter ay professeurs am di féliciter ay parents am également. fierté la nekk ci benn lycée bi nga xamante ni dañ ne am na fa mention très bien fierté la également pour Matam parce que région périphérique yi souvent bon conditions yi dafa xaw a metti. ñun déjà bu ñu commencé jot notam yi dañoo gis ne dafa am note yu kawe ci ay mathématiques ci ay sciences physiques ci ay SVT. même dans les matières scientifiques ci la gën a am moyenne yu élevé te ensuite ñu seetlu ne dafa am ay tableau d'honneur ay félicitations durant son cursus te en classe de terminale tamit am na moyenne de 17 kon nag dañ doon xaar effectivement mu am kuy am mention. mention bi nga xam ni moom la génnee ci examen baccalauréat bi tax na ba Abdoulaye Ba du nëbb ab yéeneem maanaam ab rêve bi mu am ci ëllëgëm. bon peut-être ingénieur laa bëgg a doon peut-être mën naa nekk benn ingénieur incha allah. ci dëkkub ci lañ nag élève professeur ba ci ay waajur daanaka performance yi Ablaye def moom la ñuy waxtaanee fu ne. waxoon nañu ko léegi muy nag société sénégalaise de presse et de publicité bu Soleil ak seen directeur général ku nekk nag yaa ngay rek yóbbu sa morom ca yoon di ko plainte ndax liggéeykat yooyu kat ñoom ña ngay joxañ baaram rek seenub njiit ca yorin la njiit la nag la mu xamle rek mooy ña ngay teg ay kàddu yoo xamante ne nii dëppool ak yoon ci kawam dañ ci ànd ak Cheikh Diop. syndicaliste yi lee amoon yaakaar lool ci Yakham Mbaye ñu tabboon ko ci boppug Le Soleil ci weeru décembre atum 2017 ñu daal di dawal lu mat juróom-ñaari weer ñoom ñi leen nag ñu daal di xam le ne seen ak yaakaar dafa tas ci li nga xam ne rek moom la Yakham Mbaye di doxalee. lu ñu constaté mooy sa waay nekkul ci place am xamul service public de l'information tey Soleil rôle am mooy expliquer les politiques publiques malheureusement tey kenn mënu ko def. aujourd'hui Libération suñu papier ak suñu imprimerie moo koy tiré kër gi dafa diis ci moom. nan nañ mun a yónnee journaliste Mali te waa présidence Mali yónnee ñu invitation mais xam nga sax di ko kooku xamul. patron bu quotidien national di teggi tuuma naka noonu itam muy wax ana naka la mbir yi demee. ay tappalekat lañu parce que lii tax ñu yëngatu waxuñu ko ci communiqué bi dama leen fekk ñu yor ay avantages ci kopparu entreprise bi yu ñuy jël te waruñu ko jël. ñu toog ñu def comité dialogue social ñuy waxtaan depuis des weer man leen lii day dakk benn reportage ci Sénégal benn reportage ci bitim réew bu ma jox ma bañ ko nañu génnee kayit yi ni tel jour ci tel reportage moo ko bañ. intersyndical bi ba tey di ñaawlu doxalin bi nga xam ne Yakham Mbaye mi ngi koy doxalee Le Soleil naka noonu itam lépp lu soxal wàllu gestion jamono yi nag ki nga xam ne moom moo di Yakham Mbaye daal dina leen porte plainte. ba da nga ne yow kër gi amul moyen lépp ci rouge la nekk ngay recruter waat encore. yooyu c'est un problème. ñun dès lundi on porte plainte et aujourd'hui la rupture elle est manifeste au Soleil. marché kii bi nii mën ngeen dem yéen ngeen seet kër gi muy fii ci ginnaaw moom bu mu ñëwee ñu nommé ko directeur général dafa dem foofu nee na kër gi dafa délabré mu jël 50 millions ça veut dire c'est pas 50 000 50 millions la jël nee na day réhabiliter kër gi. moo tax ma porte leen plainte marché boobu ñuy wax. ñoom ci syndicat yi ñu def délégation ni ma këru DG man awma kër oto Soleil sax yoruma ko man du ma dawal sax oto Soleil sama oto bopp laa yor dëkkuma logement de fonction sama kër laa dëkk. mu mel ni jàmm jiñ ko mayoon fii ci Le Soleil yàggul dara ginnaaw bu mu wutoo ki nga xam ne moom moo di Cheikh Thiam nga xam ne bile syndicat moo ko jëlee file. tàggat yaram ni ma ko waxoon sànq ci ndorteel li bu nu ko bàyyi ba tey ak équipe nationale bu Sénégal ci bopp bi na ko leer nag dana ko sas muy Aliou Cissé solo si nag mooy rek mu gagné kon Coupe d'Afrique des Nations bi ñu war a amal ci atum 2019 ca Cameroun fédération sénégalaise bu football nag démb rek la am ndajeem bu njëkk gannaaw ba sunu gaynde yi nag lajjee ca Russie Cheikh Tidiane Diaw Khadim Cissé. Aliou Cissé faw mu jël CAN 2019 di sas bu jógee ci fédération sénégalaise de football ñu bari gis ne pression la bu bariwul njëriñ bu ñu ko teg. lu ñu warul réere mbir mooy
32 pays nu mu tuddati 54 africains yëpp dañ bëgg a gagné mooy seen objectif léegi entraîneur bu nangu ci contrat ñu bind gagné Coupe d'Afrique dama yaakaar ni Aliou daanul ci bopp bi kenn du décréter ni damay dem Coupe d'Afrique pour perdre waaye sa contrat doo bind tamit ne damay dem pour gagner da ngay dem pour participer maintenant pour mën a egg fu sori. pression bu jóge ci askan wi ak critique ci jip après élimination Sénégal ci coupe du monde bi mën a expliquer lu waral taxawaayu fédération bi. li ma ko jàngatee mooy wàllum communication lañ nekk population bi moo xaw a mer kontaanuñu donc ñu ne nañu reconduire contrat bi mais alors que daanaka contrat bi c'était déjà reconduit mois de mars la waroon jeex 2019 te Coupe d'Afrique bi mu ngi am mois de juin et li nga xaw a doy waar ci équipe nationale Sénégal wala si sélectionneur yow mi nga xam ne yaa koy employé di fédération du yow yaa koy fay état du Sénégal moo koy fay donc juin 2019 bi Aliou Cissé contrat am eggul foofu mars la waroon jeex peut-être ñoom dañ koy prolonger te buñ koy prolonger il faut ñu waxtaan ba tombé ci d'accord ak état du Sénégal beneen affaire bi aussi mooy Aliou Cissé dootul nanguti salaire bu muy am. est-ce que loolu discuté nañ ko yaa ngi may ne naa dem Coupe d'Afrique 2019 te ma jël ko donc man nampaay bi may fay est-ce que moom dina ko nangu. Aliou Cissé tey jii li gën a jàmp ci liggéeyam laata Madagascar di defaraat groupe am. luy wareefu entraîneur bi tey jii maanaam mooy jógaat taxaw newaat xale yi jóg leen yeneen jongante yaay suñu kanam ñu dem ci te yaakaar naa ni amul temps pour chômer parce que fii ak ñaari semaine ba jàpp ñett war naa defaat beneen publication de liste ndax Sénégal ñoo ngi koy xaar ci début septembre bi. juin 2019 Aliou dina présenter bilan am waaye ñu njort tamit ak fédération sénégalaise bu football ñu gagné wala ñu perte. jërëjëf Cheikh Tidiane Diawo yéen sant nañu leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti 20h Sara Cissé ak xibaar yi ci nasaraan.